jàllale gi ñu nar a jàllale projet de loi bi soppi état d'urgence ak état de siège du lu jaadu te bu ñu ko defee dana ko kalaame ji ci la seq waxtaan ak Pape Bes ci la seq waxtaan ak Salif Sow ndax tey jii lañu ko jàllale commission woote altine plénière. avocat nga sa xam-xam màcc na jëmit ci wàllum droit ñu la ciy woowee docteur parti politique bii tudd USL du Union sociale libérale tamit yaa ko jiite maître Abdoulaye Tine maa ngi lay nuyu. waaw monsieur Sow maa ngi lay xëy di la jaajëfal ci dalal. am na projet de loi boo xamante ni ñaari mbir ko tax a jóg mooy état d'urgence sanitaire ak état de catastrophe naturelle maanaam président de la république bi dina am dooley dogal wàllum état d'urgence te du jaar assemblée nationale bu fekkente ni voté nañ ko député yi fukki fan ak benn di altine biir ñëw ci weeru janvier la leen woo ci assemblée nationale waa commission des lois ñoom sëgg nañ ci tey ba noppi laaj bu njëkk la bu yomb la it ànd nga ci waaw am déet. loolu ànduma ci. wax ñu lu tax lu tax ànduma ci mooy dogal bu mel noonu assemblée nationale waru ko jël pour jox ko président Macky Sall. parce que mën naa jàpp ni du li nga xam ne day rafetal wala day taaral suñu xarkanamu démocratie. en clair bu dee proposition de loi boobu jàll na comme ni nga ko waxee Macky Sall daanaka wax na ko ci discours à la nation moom dafa jàpp ni moom mooy birima donc moom mooy buum di bumi loolu nag méngoowul ak suñuy ponk ak charte réew lu tax ma wax ko mooy suñu constitution fii titre 2 bi daf ñu limal yan xeetu yelleef la ñu am maanaam des droits et des libertés mu wax liberté bu ci nekk ci yan anam lañ ko mën a tënkee anam yooyu ñaar dong la muy lan muy ñaar yi nga xam ne moom la article 69 constitution lim muy état d'urgence bu amee wala état de siège léegi Macky Sall donc coppite bi déjà nu mu ko bëgg a defee sax àndul ak yoon méngoowul ak yoon parce que bu doon da nga ñëw di créer ay catégories yu bees dafa waroon a ñëw ci lim boobu ñu def ci article 69 mu yokk ci état d'urgence sanitaire ak catastrophe naturelle mais defu ko dafa dem ci loi bi nga xam ne mooy loi 1969 bi nga xam ne mooy édicter modalité d'application wu état d'urgence maanaam dañu wax ci yan anam le préfet yi ak autorité civile yi mën a jëmmalee état d'urgence bi ci loi boobu la dem sukkandiku ne day modifier ponk yi nga xam ne ñooy article 24 ak 25 et ci biir day créer benn régime bu bees donc déjà loolu jarul sax ngay nekk juriste pour xam ne loolu xel mënu ko nangu parce que constitution mooy ponk bi nga xam ne moo gën a kawe donc bu ñu mayee ay sañ-sañ mënuñu ñëw wàññi ko tant que sañ-sañ yooyu wàññi bi prévoir ñu ko ci biir disposition constitutionnelle mais dafa bàyyi ne yukk article 69 dem ci loi bi ci biti ci loi boobu nag ci la bëgg a sukkandiku pour créer benn régime bu bees moo tax ñuy jàpp ni ndaam tey commission technique adopté na ko ñoom ñu ngi koy waajal adopté ko en plénière xam naa début de semaine certainement lundi bu dee def nañu ko ñun dinañ ko attaqué ci ëttu attekaay bi nga xam ne mooy conseil constitutionnel parce que c'est quelque chose d'inconstitutionnel. léegi ñu wax ci wàllum mesures yi nga xamante ni jël nañ ko mooy état d'urgence bi bokk na ci wàllum couvre-feu yi guddi yi gis nañ ne ay xale yu bari di wàcc ci mbedd yi di taali pëna di manifester ne ànduñ ca jàpp nga ne li jëm li ñuy wax liberté publique ci Sénégal ndaxam ñu ngi koy respecté. waaw man jàngat bu ma am moom mooy depuis mbas bi am Sénégal daanaka mën nañ ci jàpp ni gouvernement bi def ci profito pour nasaxal yenn xeetu liberté publique yi maanaam benn jaay doole bu déjà gisoon nañ ko ci état d'urgence bu njëkk bi mais tey boo xoolee ci anam yi nga xam ne ci la indiwaat état d'urgence couvre-feu bi da ngay dal di gis ne sax dafa waroo ak lim ñu waxoon ba muy dindi mesures yi parce que moom moo xëy jékki-jékki nee ñu yéen Sénégalais yi foog ngeen jàng nan ngeen di dundee mbas mi ñëpp tënku ci mu xëyaat deful discours à la nation amul benn xeetu communication bi nga xam ne teg nañ ko dañu yeewu rek nee ñu foog ñu indiwaat état d'urgence ak couvre-feu ndaam ci ñaari région la ñu ko limité mën nañ jàpp ni mooy Dakar ak Thiès Sénégal Dakar ak Thiès mais daanaka Sénégal boo jëloon ñeenti nit mën nga jàpp ni daanaka ñaar ñi wala ñett yi ci région yooyu la ñuy dund activité économique bi aussi foofu la nekk donc loolu day dal di tënk nit ñi ci lu bëri alors que yoon ci lu mu wax moom mooy genre mesure yooyu déjà pour ñu mën ko jël foog ñu xam ne ay mesures yi nga xam ne c'est nécessaire nécessité moom ci waaw lu mu wax moom mooy li nga xam ne mënta ñàkk lu mënta ñàkk faaw mu am mais ça veut dire lan la wund moom mooy dañuy seet yeneen xeetu possibilité est-ce que amul yeneen yoon yu ñu mënoon a jaar pour bañ a yegg si. jàpp nga ne am na. bon jàpp naa ne am na. mooy yoon loolu lu koy dëggal mooy ki nga xam ne moo jiite ordre des médecins génn na démb
ne couvre-feu bi ak état d'urgence bi du ñu yóbbu fenn parce que mbir mi menace sanitaire la mënoon nañ ñëw renforcer communication bi ne geste barrière yi dañ koy contrôler teg réglementation contrôle strict continuer bàyyi nit ñi ñuy dem di ñëw. kon fi ñu tegu baaxul duñ ci am ndam ci sa gis-gis. duñu yóbbu fenn. léegi am na leneen lu mu waxoon président de la république jëm ci wàllum ñàkku gi est-ce que loi am na lu mu ci wax lu leer maanaam ñëw fekk nit ki nga ne da nga koy ñàkk est-ce que par force la. non loolu moom kenn mënul ñekk kenn saa mu ànd ci loolu yoon moo ñu ko may consentement médical docteur te ñoom dañu am serment docteur daa am lu ko tënk muy consentement médical bu malade état amul sañ-sañ bi. loolu ponk yi nga xam ne ñoo ko lal sur le plan international principe yi ci njëkk mooy ba ñu génnee guerre mondiale ña nga xam ni ñooy Hitler ak ay ñooñam jëloon ay nit di leen forcer di leen pikiir di leen def ay garab ak yooyu pour jéem ci def ay test ñooñu dañ leen mujj juger tëj leen pour crime contre l'humanité donc depuis boobu principe consentement médical bi génnul ci droit bi docteur non seulement dafay war a ñëw xool ndax malade bi d'accord na war na jégal malade bi que am na droit bañ dafa am droit à l'information et que bu malade bi bañee aussi ñu ko yoon may mooy wax ko ne peut-être expliquer ko ban xeetu lor boo ko ci mën a fekk mais amul fenn fi nga xam ne mën nañ fa sukkandiku pour forcer nit ñekk ko moo tax bu ma déggee gouvernement bi xëy naan ay commandé nañ ay doses war na ñëw fin mars waaw ma ne leen kañ lañ ko nar a piquer xanaa ci ñoom foog nga wax ñu lan gëneel yan xeetu gëneel moo ci nekk loolu wane guñu ko te fii dañu am ay kuréel yi nga xam ne ñoo war a saytu loolu muy comité scientifique bi ak comité d'éthique bi ñoo ci dañu war a prononcer joxe ay avis bu ñu joxee seen avis aussi loolu même bu état mënu ci sukkandiku pour forcer kenn mu ñekku donc moo tax ba ne mbir mi nekkul dem jëli ay doses ne da nga koy teg doses yooyu déjà duñ ko mën a garder lu yàgg mais surtout kan lañ koy piquer foog ñu wax ak askan bi wol leen preuve yi foog ñu teg mbirum test bi am na aussi leneen li nga xam ne am na ci li ci am moom mooy ñun ndaam ñun ñëpp ay nit lañu bokkuñu génome ñun ñëpp donc société yi nga xam ne ñoom ñoo génnee mbirum ñàkk bi ay société wu bitim réew lañu ci ay yeneen xeet yeneen i askan la ñu liggéeyee donc loolu war na tax aussi ñu am benn xeetu seetlu bi nga xam ne ñun ñoo koy seetlu waaye nit nag nit la rek day maître nit moom mooy li ma la waxee nit la wante garab ci boppam ça dépend ñoom bu ñuy def seeni recherche paramètres yu ñuy jël bokkul ak yeneen yi da nga koy gis ci produits cosmétiques yi ak ci yeneen xeet muy ay même ci appareil photo yi ci boppam des fois buñ la jëlee photo ak ñeneen parce que ci yeneen lañ koy paramétrer loolu dafa nekk li nga xam ne science de côté moo tax ma ne ñun bu ñu jëlee dara bitim réew war nañ ko saytuwaat xool ndax dina. yow ko la convaincre di nga nangoo ñàkku. waaw mbirum ñàkk moom c'est personnel. man loolu. maître Abdoulaye bu jotee dinaa ci wax. waaw am na leneen lu ñuy wax guddi yi mu jëm ci wàllum financement parti politique yi coow li bari na ci li mu fi am nag dugguleet li muy am Sénégal financement parti politique yow yaa jiite parti politique bi tudd Union sociale libérale yéen pour yéen la moo ciy pexe. waaw lu ciy pexe mooy li nga xam ne moom la ñuy laam-laamee depuis 1998 maanaam mbirum financement wu parti politique bu ñu bëggee yenn financement yu leerul yi jóge fi foog ñu jëmmal loolu déjà Abdou Diouf moo ko njëkk a lancé Ablaye Wade ba mu ñëwee suul projet bi Macky Sall ñëw sulli ko mais ba léegi bëggu ko jëmmal te que mu mëne nar na ko jëmmal lu tax parce que dëgg bi foog ñu wax ko mooy ñi nga xam ne ñooy majorité dañuy am caisse noire bi nga xam ne ci la ñuy tibb di financer seen parti donc ñooñu amuñu benn xeetu intérêt bi nga xam ne dina leen may ñu jël ay mesures yi nga xam ne day dooleel opposition bi surtout bu ñu taxawee ne dañ ko bëgg réduire à sa plus simple expression mais tey moo tax dëkk yi nga xam ne ñooñu wër la plupart raw nañu alors que ñun ñoo leen jëkkoon muy Mali muy Bénin muy Togo wala République démocratique du Congo am nañ seen xeetu financement ñu ngi sukkandiku ci ñaari ponk mooy lan mooy représentativité parlementaire ñaata ndaw réew nga am ak ci depuis ci élection locale yi baat bu nekk ñu xool ban xeetu koppar lañu ciy jox parti politique boobu léegi lañ ko war a def parce que ñu ngi nii di dox di dem ci ay élection locale di dem ci ay élection législative léegi la ñu war a teg loi yi comme ça duñu fi am benn débat wu rétroactivité comme ça bu ñu génne ci joŋante yooyu dinañ xam ci yan critère la ñuy sukkandiku pour jëmmal mbir moom élection yi di ñëw junj nga ko bokkoon nga présidentielle ba lay passé waaye daa mel ne parrainage moo la kal yii di ñëw di ngeen ci bokk te tamit parrainage ba léegi dañu gudde
waaw bu soobee yàlla dinañ ci bokk. Parce que ñun suñu parti dafa nekk parti bi nga xam ne dafa am ambition nationale et que xeetu jongante bu nekk fas yéene nañ ci bokk muy élection locale muy élection législative. léegi nag pour mbirum parrainage bi aussi Macky Sall mu ngi nii tey dégg ngeen ko nee na ñoom pare nañ pour dindi parrainage bi parce que xam nañ ne parrainage bi ndaam ñun 27 candidats dong la ñu woon coow li ni court ñoom buñ ko naree def ci élection locale ñoom sax duñ ci génn waxatuma élection législative mais ñun dañu continuer wóyal xeex bi continuer nañ ko loi wu parrainage boobu Macky Sall dañu jàpp ne jaay doole la woon ak dëgg sërëxal loolu moo tax ñu attaqué woon ko ci cour de justice su CEDEAO bi fële ci Abuja et que ëttu attekaay bi le 9 février bii di ñëw à 10h dana ardu wax est-ce que ndax loi wu parrainage bi nga xam ne ci la Macky Sall sukkandiku pour am deuxième mandat est-ce que loolu ànd na méngoo na ak ponk yi nga xam ne moom la ñu teg ci kuréelu mbootaayu réew mi ak ci suñu législation protocole CEDEAO li nekk conséquence bi moom mooy su dee ñun Macky Sall jox nañu dëgg dañuy jàpp ni élection yooyu nekkul ay élection yi nga xam ne mën nañu ko considérer comme étant juste et inclusive maanaam dañu génnee ay nit boddi leen parce que dañ bëgguñu woon ñu bokk ci conséquence bi moom mooy lan dañuy jël décision wu ëttu attekaay boobu dem ci ëtt bi nga xam ne mooy conseil constitutionnel bi nga xam ne moo investir Macky Sall ne ko am na changement de circonstance foog nga tiré ci conséquences yi moom mooy lan foog mu am présidentielle anticipée et que bu amee ay jongante yu bees même Macky Sall loolu ci bokk parce que am na ñaari mandat et que même bu dee mandat wu ñaari at la wala ñetti at wala mu nekk diggu mandat mën nañ jàpp ni mandat la parce que bu ñu distingué fi nga xam ne loi bi distingué na fa ñu ne peut faire plus de 2 mandats successifs. fi lekk weer kon la dogal boobu di wàcc fee ca Abuja ca Nigéria ci CEDEAO maître Abdoulaye Tine RFM mu ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi leen di jaajëfal ci opportunité bi ñuy jox ñu mën a wax ak ñoom. ñu fàttali na yow avocat nga yaa ngi bindu sax ca barreau bu Paris docteur nga ci wàllum droit président parti politique bi du USL Union sociale libérale yow la ba tey Macoumba Beye kaddu gaa ngoog. jërëjëf.